fan Fally Seck waa Ross Béthio jug leen ñu fal Sëtu Béthio Jóob mi jug leen ñu fal Fally Seck suñ ko defee dina baax di baax a baax sante ba ñu fan Fally Seck waa Ross Béthio jug leen ñu fal Sëtu Béthio Jóob mi jug leen ñu fal Fally Seck suñ ko defee dina baax di baax a baax sante ba te kenn yëgul ku yaram mbokkam ya mu jóg di jëf te kenn yëgul jàpp ci njàngum xale ya te kenn yëgul bu bi ne yaa ngay xele ci raay naa be ak njawos waaw jóg leen ñu fal Fally Seck Sëtu Béthio Jóob la fi la soso jóg leen ñu fal Fally Seck Sëtu Njawar Jóob Mam Penda ak Cukkuli taxaw na jigéen ña ba seen noflaay mën a way Sëtu Béthio Jóob jógal doxalal waaw ñu ànd ak yow Bécaye moom sa xarit gërëm na la sedd na la baax te yow mi ñi ko fekkee woon ñoom ñëpp xam nañu lii ñuy maam jaala jóg leen ñu fal Fally Seck Sëtu Béthio Jóob la ku nuy jàng ma am li jaasa taxaw nañu ne la jaaraama dina doon lu am solo ci doomu aadama sa loxo ca daara yi sëriñ si gërëm nañu la xew xew boo gis yaa ngi ciy jàpp ne teg Sëtu Njawar Jóob Mam Penda Cukkuli jàmbaar Fally waaw yaay jàmbaaroo waaw te ñu way la waaw yaay jàmbaaroo waaw jàmbaar Fally Seck yaay jàmbaaroo sa juróom ñaar lañu ñu fal la ñëpp taxaw ne la jaaraama jàmbaar Fally si dëgg li yaay jàmbaaroo laajal waa Oda ba na wax la way la kenn yeewutul bay moo jàmbaar samba nga jug yi yaay jàmbaar sama mbokk pël yi ñoom gërëm nañu la ñu fal la li may wax nag bariwul jigéen ñi bu kenn dem tey suñu bis la bis bii ma su fi am suñu bis la tey li nga xamee ni moom lañu war a def Fally Seck gañe nga ba pare gis nga jigéen ñi ñoo lay fal waxoon naa ko Bécaye fii ñu toog ma ne ko jigéen ñi ñoo lay fal ma waxaat ko Sédar ni ko jigéen ñi ñoo lay fal yow jigéen ñi ñoo lay fal ci barke Seex na Seex Sadbu jigéen ñi ñoo lay fal 100%. may nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di leen xamal ni man li may wax mooy carte yi rek laay wax ndax li ma waroon a wax yëpp Aminata Niass wax na ko li ma waroon a wax yëpp sama doom jee wax na ko mais carte yi mooy fal Fally Seck mi yéen ñi fi toog rek fal ngeen ka bu ngeen demee seen kër yi waxtaan leen ak seen i nit xool leen seen i nit seet leen seen i nit ñu ànd nekk benn bañ a xuloo
bañ a xeex bañ a ŋaayoo li ñu waral Faly Seck mooy njukkal bi mooy jox ko carte yi rek mu gagné 100% ngeen baal ma àq wa salaam foofu laa yem. jërëjëf boobu na dem ci papa. may sant ñëpp di gërëm ñëpp dañu wax ni nanu gaaw ndax bu nu gaawulee jigéen ñi daanu dem te li Faly war a wax duñ ko dégg ma xamal ni leen jigéen ñi depuis 3 heures nañ leen joxoon heure 3 heures nañu génn seen kër te tant que Faly waxul li mu diglanteeg ñoom fii kenn du fi bouger parce que ñoom ñoo opté Faly Seck bëggal ko seen bopp engagé wu pour fal ko le 23 janvier. may wax ni li nu fi dajale tey du fecc ak way Faly Seck dafa ñëwoon ci biir sanc ba 1 mu defoon déclaration jigéen ñi tawatoon ko seen soxla mu defoon déclaration ni dinaa ñëw dimbali jigéen ñi balaay yàgg ñun ñi nga xamante ni da ngeen ñu fal nag teg ñu ci bopp commune yi ñu ànd ak jigéen ñi di xeex ak jigéen ñi ma siy nuyu au passage monsieur Ndiaga Fall maa ngi lay nuyu di la sargal ñu taxawee ka ñu ne dañu bëgg balaa ñuy dem élection balaa ñuy dugg ci campagne monsieur le DAGE li nga waxante woon ak jigéen ñi da nga taxaw ci penc nga wax ni incha allah dinaa leen jàppale ñu ne la dañu bëgg balaa ñuy dem campagne li nga ñuy jàppale nga def ko nga def loolu moo sabab ndaje bii ñu ne duñ ko def ci néeg duñ ko def ci kër dañ koy def ci ëtt ci biir commune bi ñëpp daje fa moom ci boppam ci làmminam dina wax li mu jagleel jigéen ñi ñëpp déggandoo ko ndax dafa waxoon ci ëtt kon nag dañuy dellu ci waat ci biir ëtt bi ñu pencoo ko fii ñuy wax ni la DAGE Faly Seck dalalal sa xel ndax bu ñu waxee 1000 jeunes man ma engagé woon ni la 1000 femmes te am naa yaakaar li nga fi gis dal na sa xel gisoo fi ay xale gisoo fi ay mbojo ay magum jëmm nga fi gis yu yor seen carte d'identité te fas yéene la fal teg la ci bopp commune bi incha allah le 23 janvier. may wax ni Alassane jërëjëf. am na ñoo xamante ni mënoon ma leen ñàkk tudd ndax dama nekk sama biir quartier ànd fa ak ay sous quartier ñu mel ne waa Cité Sayeb ñi ngi fi ameel naa leen njukkal ñu mel ne waa Sara Alsaan ñi ngi fi maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñu mel ne waa Gàddaga sama rakk yooyu macha allah ñu ànd ak doyen Baara ak Tayiru Fall ci liggéey bi tàyyi wunu xaddi wunu ñu mel ne groupe sopp seen jëkkër saa su ne ñi ngi ci terrain bi ñu mel ne mbootaayu Nday Fay ñoom ñëpp ñi ngi ci quartier ba sanc ba 1 ñu ci mel ne mbootaayu Sira ñoom it ñi ngi biir quartier sanc ba 1 ak quartier mbootaayu Rugi Diallo mbootaay yëpp ñi ngi ci biir sanc ba 1 kon la DAGE Faly Seck nee nga am nga loolu indil dañ lay bàyyi yow ci sa gémmiñ nga wax mbooloo mi li nga ñu indil naam li nga ñu may nag wala li nga ñu nar a jàppalee xeebuñu ko mais man damay wax ci turu jigéen ñi dana bëgg le 23 janvier incha allah bu nee wii Faly Seck nga tegaat 20 millions sur table ñu boole ko 10 millions yi mën a liggéey émerger Ross Béthio ndax investissement nga gëm te ci loolu nanuy dox incha allah jërëjëf maa ngi jéggalu kàddu yi. waaw salaamaaleykum mbokki Ross Béthio tey sama kàddu du bare ndax xol bu fees jiw ngeen ma teraanga ju nga xamante ni xam naa ne xaw ma nu mu koy fayee vraiment bi ma dugg see fii sama xol dafa fees lool ba am naa jafe-jafe exprimé wu tey xaw ma woon ni jigéenu Ross Béthio teg nañ ma fii du ma def dara lu dul bàyyi leen ak suñu borom remettre leen dans un premier temps un chèque de 10 millions ñu jëmale ko ci développement famille dégg naa li ngeen wax ci expression de besoin mooy bu doon seen sago bu ñu faloo ba pare ñu complété ko par un autre chèque de 20 millions
loolu jàppaleen ni egsi na seen loxo ba pare incha allah au soir de la victoire plutôt, excusez-moi, du 23 janvier 2022 soobee yàlla dinañ leen récompenser à la hauteur de li ngeen def fii tey dama leen di masawu coono ndax gis naa marche yëpp macha allah ak yëre yu weex yi ngeen sol muy firndeel jàmm ak salaam xëy na ci loolu laay daaneele sama ay kàddu une fois de plus na ngeen teg lépp ci jàmm ak salaam ku leen provoqué sax na ngeen ko jéggal ndax gémmiñ guy nàcc moom mënta wax jàmm te nii mbir yi demee actuellement xëy na guddal jël rek fi nekk waaye ku nekk xam na ne victoire bi egsi na ba pare. man de tiituma ci benn yoon awma ci benn yoon stress maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di leen ñaaxaar rek une fois de plus ngeen dem jëli ji seen carte d'identité yi actuellement disponible na à la sous-préfecture de Ross Béthio ngeen yabal seen njaboot yi yéen seen bopp tamit ngeen dem jëli seen pièces yi à partir de demain peut-être bu fekkee préfecture dina ubbi wala boog lundi ba bu ngeen manqué rendez-vous 23 janvier bi Ross Béthio duñ ko bàyyee ak ay cuune loolu moom suñ ko defee suñu maam yi nga xamante ñu giit sax dinañ ñu mere yéen a wax man sëtu Béthio Diop laa ñeneen ñi feelu nee ni sëtu Abba Wade la ñooñu ku leen génn ci Ross Béthio te nag mu nekk lu nga xamante ni xeeb nañ ko lool bu ñu demee ba yore mairie bi incha allah da ngeen ci xam lu bare assainissement bi ñuy joow ci Ross Béthio mën nañu presque boucler nañu financement am li ma doon wax keroog du ma ci dellu ginnaaw man Ross Béthio li fi nekk ci budget incha allah plus 1 milliard la bëgg par at ba nga xamante ni dëkk bi danañ ko def chantier transformé ko ba mu raw sax Ndar gi nga xamante moo nekk suñu wet waxatuma ak dëkk yi nekk suñu wet ndax Ross Béthio boo nee Ross Béthio ni Mundoom boo nee Ross Béthio ni Kasak boo nee Ross Béthio ni Ronk ndax fii mooy capitalu Waalo boo nee Ross Béthio ni Jawaar boo nee Ross Béthio ni Xanna ni Waasul ba tax na nag fii dafa war a am hôpital yi nga xamante ni c'est des hôpitaux yu nga xam ne yu mag a mag la am une grande capacité de réception dëkk la bu nga xamante ni tey fi tey boo waroon fanaan da ngay am jafe-jafe heureusement que suñu mbokk yi am nañu hospitalité ba mën nañu héberge mais Ross Béthio toll na ci am hôtel toll na ci am réceptif hôtelier toll na ci am centre bu nga xamante ni lépp lu ñu war a def ci wàllu culture dinañ ko fa def. am na sax sama xarit bu nga xamante ni espagnol la lëkkaloog benn français nee nañ ma incha allah dinañ ma accompagner ci création école football fii ci Ross Béthio pour xale yi. jafe-jafe yi maa ngi dégg Aline Mbaye ma ngi doon wax sànq ba di wax sunu mbokk Rumbatin yi bi ñu amee problème mu moulin à 1000 ñu leen di xam ne loolu premier pas kese la incha allah suñu objectif mooy que ni kenn dootul doxati lu mat 1 kilomètre pour wali ji chaque coin ci Ross Béthio ñu yóbbu fa moulin à 1000. yi may wax damay cof rek ci programme bi du programme bi en tant que tel ndax ñun dañoo def programme bu nga xamante ni ay grands intellectuels ndax ko xool groupe bii nga xamante ni moo composé Benno Bokk Yaakaar xam ni y a de grands intellectuels bu ñëwee intellectuel nag ça ne veut pas dire que ku jàng rek am bac wala am BFM wala dem université borom xam-xam moo tax ñuy wax. am na ñu nga xamante ni xëy na seen jàng eggul benn niveau bi mais am nañu xam-xam ba ràññeet nañ leen ci seen jamono ñoo ŋànk programme boobu réfléchir ci saytu jafe-jafe Ross Béthio fas yéene nag ci 5 ans yi ñu jëm vraiment ñu defar Ross Béthio ca naka Bekkaay bëgge woon ndax sama xarit boobu mooy Amadou Bekkaay Diop maa ngi leen di seedeel ni tey ba ci dernier jour am yi 15 jours avant muy daanu feebar sama bureau la ñëw ñu toog waxtaan ci lu bare ci Ross Béthio dem nañ ci ba ni dañoo bëgg bloc administratif ci Ross Béthio ba nga xamante ni préfecture bi sapeur pompier police gendarmerie ñoom ñëpp daañu leen regrouper ci benn place bu nga xamante ni boo rombatee dëkk bi daa xam ni lii ngay jéggi quand même commune la ndax tey fi tey ba léegi boo rombee Ross Béthio xëy na di nga werante ndax lii commune la wala déet programme boobu bëgg nañ fas nañ ko yéene mettre en œuvre mais bu boobaa dinañ ci sant bu baax notre ami et frère Amadou Bekkaay Diop. stade bi gis ngeen bu mu fi jógee ba léegi dara doxatul macha allah
waxtaan nañ ci ak le directeur général de l'AGETIP pour que mu prendre toutes les dispositions nécessaires defar stade bi ba defaraat sax beneen stade incha allah peut-être ca fële ca Njorno. extension. problème habitat bi nga xamante ni tamit defoon na ci jéego yu rëy fasoon ko yéene eggale malheureusement suñu borom dogal li mu dogal ñu koy sant yàlla bu baax incha allah yooyu yëpp jël nañ ci ay dispositions si suñu programme bi ba fas yéene ci def liggéey bu mucc ayib ba ku nekk am sa kër comme ça se doit régulariser aussi foncier bi parce que tey fi tey Ross Béthio pour nga gis ku la mën a présenter titre foncier sax jafe na loolu yëpp fas nañ ci yéene taxaw ndax boo amee titre foncier loo bëgg a prélever mën nga ko prélever en terme de financement mais boo ko amulee amoo kayit yu leer boo demee bëgg prêt mën na jafe. Ross Béthio nekk tamit commune bu nga xamante ni dafa jur ay commune looloo gën a yéeme yow nga nekkoon communauté rurale jur ay commune ba pare commune yooyu ëpp la en terme de superficie loolu incohérence la ñoo ngi koy wooyee incohérence territoriale ma ci sant Macky Sall di ci sant sama ministre Omar Gueye bu baax a baax ndax jël nañu toutes les dispositions pour delloowaat ñu suuf yi nga xamante ni Ross Béthio moo ko moom ba nga xamante jeunesse bi dañ am fu ñu béyee jigéen ñi danañ am fu ñu béyee ku bëgg am kër di nga am kër ba pare dina élargir fiscalité bi wàllu éducation jafe-jafe yaa ngi nii incha allah ci fan yi ñu jëm am nañu yaakaar ni daa ngeen recevoir table banc yu doy yu nga xamante ci xale yi lañ ko jëmale ndax tabarkàlla li ñu constaté mooy que ni moom daal Bécaye dafa dem rek Ross Béthio dem point mort boobu nag Bécaye am na lu mu waxoon neewoon na leen incha allah kenn mënul fexe ba élection yi di ñëw du ma falu maire man maay Bécaye kon nag jàppaleen ni bu mu fi dellu see nekk maire jàppaleen ni mel na ni Bécaye moom moo fi nekk maire cax la woon ndax man moo ma defar moo ma xëcc duggeen ma ci politique convaincre ma tette ma gunge ma taxaw ma sur tous les plans ba pare nekk nit gu ñàkk ki ñaan fu mu toog témoignage yu rëy loolu jafe na ci politicien nga taxaw di témoigner sa moromu politicien ci kanamu gor yi te Bécaye noonu rek la nekk woon ak nit ñi yàlla na yàlla yokk leeram man foofu la sama dimension toll yàlla na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barke. yaa ngi wax léegi matériel médical bu nga xamante ne def nañ ko ci santé bi Aline du 15 millions 40 millions la c'est une valeur de 40 millions ñu demoon distribuer ko fële ci Mbundum barrage ndax dañu bëggoon toucher arrondissement bi yëpp waaye fii may wax ak yow y a une valeur de 30 millions bu nga xam ne yéen a ngi fanaanoog moom fii ci Ross Béthio bu jëm ci centre de santé bi te loolu yëpp dafay combattre Covid bi ndax tànk ma ngi fiy nekk incha allah ñun waa Benno Bokk Yaakaar ñun ñooy nekk quand même seen soldat par rapport à cette lutte contre la pandémie de la Covid-19 jigéen ñi na seen xel dal na ngeen fer seen rangooñ xamante ni dootu leen amati benn naqar ci wàllu financement dootuñu bàyyi kenn ku leen tayle dootuñu bàyyi kenn di leen sacrifier den dugal ci ay financement yi nga xamante ni pour nga fay ka vraiment dafay jafe jeunesse bi dinañ leen jàppale ci wàllu mbay ñoo ngi ci doon discuter avec Sayet avec notre ami Aboubacary Sow mu fas yéene ñu yokk périmètre agricole yi nga xam ne moom la ñu déjee la jeunesse ba pare accompagner leen sur un financement durable maanaam financement bu sérieux ba nga xamante ni jeunesse bi dinañ ci am seen ay tool incha allah. élevage bi aussi sunu mbokku pël yi na seen xel dal tàmbali woon nañ ci ay vaccination ñu ci remercier au passage notre ami Pape Diallo programme boobu dañ ko fas yéene continuer ba nga xamante ni sunu mbokku Haalpulaar yi kenn dootul am problème vaccination mais aussi alimentation bétail bi ci fan yi ñu jëm daa ngeen ci gis ay preuves yu leer naññi ndax ñun à la différence des autres ñu ñoo aayul ci théorie di wax rek dinaa la defal lii dinaa la defal lee alors que bu muy taw bu muy metti foo nekkoon bi nit ñi feebaree hôpital foo nekkoon bi problème transport bi sooxee foo nekkoon jafe-jafe Ross Béthio yi foo nekkoon pendant tout ce temps là ñun ñoo fi nekkoon ànd ak yéen léeg-léeg saa ñu buntu xatal ñu ni leen doole fi defal ñii indi suñu teraanga jëmale ci askan wi ñun la doog ci def ba mu ci gën a metti nag boobu ci jigéen ñi la jëm bu ma koy wax sama xol dafay tooy ndax dafa sensible
maternité laa fi bëggoon tabax bu mucc ay fii ci Ross Béthio ñu ne ma doog fi def te dara taxul woon lu dul yéen jigéen ñi kon nag loolu dama bëgg ngeen bàyyi ci xel soobe yàlla bu ñu jëlee dëkk bi daañ fi tabax maternité bu nga xamante ni ku bëgg a def accouchement ca Saint-Louis sax boo mooy di nga ñëw def si ko fii ci Ross Béthio ndax ñun suñu combat mooy que ni lépp lu nit namm ci gox bi nga dem wuti ji ko Ross Béthio ba ci sunu mbokku marchand commerçant yi fas nañ leen tabaxalaat seen marché bii ndax marché bi xool nañ ko seet nañ ko ba ci biir waaye laaj na liggéeyaat pour nga circuler ci sax jafe na benn exemple laa lay jox rek yal na leen yàlla musal ci lu mel ni daay mais bu amoon pour fu sapeur pompier traversé sax pour egg ci yenn cantine yi mënul nekk te am na xeetu incendie yi nga xamante ni ay root ndox fayu kon nag bëgg nañu benn marché bu nga xamante ni marché bu conforme aux règles de commerce donc loolu la ñu fas yéene def fii ci Ross Béthio ba ci wàllu transport bi bëgg nañ fi ay système de transport yi nga xamante ni fii ci biir Ross Béthio lay nekk mais aussi li wër Ross Béthio ba nga xamante ni sama mbokk mundoo mi sama mbokk jawaar yi heure bu nekk mën nañ ñëw Ross Béthio dugg seen taxi dem seen dëkk def de régler seen soxla dellu si wat wàllu éducation bi lycée bi aussi vraiment ñi ci santaat une fois de plus Amadou Bekay Diop lim ci jot liggéey rëy na waaye dinañ ko gën a liggéey incha allah ba mu gën a am jëmm équipement aussi dafa xaw manqué dans le secteur de l'éducation may nuyu au passage Souleymane Doumbia sur sa proposition dañuy jëlaat engagement tey vraiment pour équiper leen en matériel informatique ndax il paraît que au niveau des écoles il y a des problèmes d'impression entre autres loolu yëpp dinañ ci taxaw te loolu yëpp dara taxul ñu def ko lu dul xale yi dara taxul ñu def ko lu dul suñu askan kon nag maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax nag takk leen seen fit mais aussi ngeen def doxalinu nit gu civilisé nitu jàmm nitu salaam ku leen provoqué comme ni mu koy faral di waxee rek ngeen jéggal ko xamante ni fii ak 1 mois dinañu retrouver waat ci jàmm ak salaam Ross Béthio ñëpp benn bokk lañu kenn mënu leen xaaj ñaar ba tax na nag nañuy def attention ci actes yi ñuy posé dara jaru fi xëccoo yaakaar naa ni comme ni ko olof yi di waxee séntu asamaan jarul xëccoo ku wóolu woon sa bopp doo toog ba heure bi di dang-dangi ci dëkk bi ñun de vraiment mësuma am stress fii ci dëkk bi Adja Aminta mi xam na ci dara ndax dam ni rek def nañu lu ñu war sur la base des conseils qu'on reçoit ndax ñun Benno Bokk Yaakaar force bi mooy on a d'excellents conseillers lii am tey xam ngeen man nekkuma fi te dum fiy faral di nekk en permanence mais su ma mënee ñëw fii tey mbooloo mi yëpp daje fi kon war naa sant waa Benno Bokk Yaakaar yëpp xam ni seen liggéey rafet na. am nañ fi programme bu rëy bu nga xamante ni incha allah ci meeting ouverture bi nga xamante ni ñu ngi ko prévoir dimanche à Santhiaba di leen ñaan yéen ñëpp na ngeen teewe bu kenn des mag xale ndaw bu kenn des ndax jour boobu c'est lañ leen di présenter programme bi nga xamante ni moom la ñu nas pour génne Ross Béthio ci jafe-jafe yii mu nekk ñu ciy sant Amadou Bekay Diop moom de wax dëgg yàlla bu mu jëlee commune bi ak léegi santi nañ ci avancement cat gi kay mooy bi mu fi jógeek léegi commune bi dafa nekk point mort heureusement que ñun ñii ñëpp def nañ ci suñu ay effort ba nga xamante ne am na tuuti lu ci commencé soqaleku loolu nag la ñu fas yéene eggale à partir du 23 janvier 2022 kon nag programme bi dimanche incha allah 9 dinañ leen ko faram-fàcceel ba nga xamante ni daa ngeen gis taxawaay bi ñu fas yéene taxawu jigéen ñi taxawu ko ndaw mi liggéey ci assainissement bi financement bi ñu leen jox avance dong la ndax li nga xamante ni moom la état du Sénégal fas yéene def ma waxtaan noon ci ak sama jigéen jooji Zahra Iyane Thiam yaakaar naa ni moo ëpp lii fuuf ak yeneen xeetu financement yi nga xamante ni fas nañ ko yéene indi ci dëkk bi mu nekk financement yu nga xamante ni tamit du leen indil loraange ndax man dama jaar Ross Béthio koo laaj
mun la dimbali ma banque bi daf ma lebaloon xaalis waaye dama ko yoreel xaalis boobu léegi mënuma ko fay intérêt yaa bare li ma dugaloon ci apport li ma yaakaaroon loolu laay jotuma ko man leen loolu jafe-jafe la bu nga xamante ni dans un premier temps daañu leen indil 10 millions ngeen régler seen ay problème ñu ñëwaat dans un deuxième temps pour accompagner leen ci ay jafe-jafe moo tax man leen amul intérêt amul apport amul dara ndax doo fekk néew nga di ko domp duñ leen fekk ci ay jafe-jafe ñëw di leen ko yokk di leen indil ay banques yi nga xamante ni maîtriser wu leen apport bi maîtriser wu leen pourcentage bi ñun dañ leen di accompagner en toute sincérité fii la ñu toogoon dig leen ko ni dinañ leen ko jox am na ñu commencé woon spéculer naa ni moom di dig na leen waaye du leen ko jox wala ñii naa ni xëy na lu mu leen di indi du mat dara daf leen di masal rek waaye yaakaar naa ni 10 millions ku mu fanaan sa kër yaakaar naa ni di nga xoolaat sa bopp bu baax.